mbokki internet yu Sénégal Live ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci ni ngeen di teewloo seen chaîne bi di Sénégal Live ñu ngi leen di masaw itam ci li nga xam ne mooy jàngoro coronavirus bi mu duggsee ci réew mi ak itam àdduna bi jafe-jafe yi nga xam ne def na ko fi ci jàngoro boobu nag wax naa ko bi mu duggsee ci réew mi bëri na ñi nga xam ne dal na leen tey fi ñu toll mën nañ lim lu ëpp ci 300 personnes du tee aussi am na ñi nga xam ne wér nañu. Bilan bi ñëpp xam nañ ko am na ñu ci ñàkk seen bakkan am na itam ki nga xam ne dañ ko évacuer comme ni ko suñu ministère de tutelle di waxee ministère de la santé mbokk yi tey ñu andil leen ki nga xam ne mooy Astako Seck am 49 ans ñeent fukki at ak juróom-ñeent nekk sénégalais moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo jot a am jàngoro ji nga xam ne mooy coronavirus ba wér macha allah. ñu nekk ak moom Astako dañ lay bàyyi nga nuyu ak mbokki internet yi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen jaajëfal ci invitation bi. li ñu njëkk a laaj mooy naka nga def ba am jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus bu dee xam nga ko. xamuma ko exactement mënuma wax nii ak fii laa ko amee mais xam naa ne fan yooyu dama tukki woon lu bëri. dem na France Italie Danemark un peu Allemagne ak Suisse donc pendant 10 jours dama tourné lu bëri léegi dama njort ne foofu laa ko war a mun a amee. peut-être tamit ci avion bi au retour mun na nekk tamit aéroport mun na nekk sax Sénégal mais xaw ma avec exactitude fan laa ko amee. mais aussi kañ nga ñëw Sénégal kañ nga dugg si exactement Sénégal ak kañ nga sentir jàngoro ji sa yaram naka la demee. maa ngi atterrir le 10 mars maa ngi sentir symptômes yu njëkk le 19 mars donc 9 jours après la sentir ne am na ay bizarreries ay affaires yi nga xam ne bokkuloon sama yaram yi ma siy yëg. d'accord yaa ngi ñëw le 10 mars mais donc procédure bi ñu wax ne teg nañ ko ci aéroport bi nga xam ne dañuy xool température passagers yi est-ce que jot nañ la defal lool noonu jamono jooju même bu fekkee yaa ngi woon ci période d'incubation bi naka la demee bi nga wàccee aéroport. en fait boobu nekkuma ci période maa ngi ci période d'incubation bi en fait li ñuy def ci aéroport yi xëy na mën na génne ku feebar réellement waaye ngistal la gën a jege que quelque chose d'opérationnel et de pratique parce que thermomètre boo ko jëlee température ku feebar lay température am élevée donc kuy incubé wala kuy waaj a développe maladie non xëy na ku feebar la ñuy wut daal donc def naa ko je suis passé ci thermomètre bi mu normal 36,7 je pense ou 36,6 quelque chose comme ça donc c'était parfaitement normal. bi nga ñibbee sa kër aussi nee nga toog nga 9 jours ngay doog a yëg yenn bizarreries sa yaram naka la demee lan nga yëg sa yaram. en fait li ñuy yëg mooy grippe normale grippe bi ñëpp xam nga yëg bopp buy metti yaram bu tàng coono mel ne da nga tooy xëy na li ciy dolleeku te mu nekk ci corona bi mooy. baat buy xasan baat bu commencé changer ak sëqat bu wow donc loolu mooy nekk différence bi donc loolu laa yëg et puisque information yi ministère de la santé internet bi ñëpp xamoon nañ symptômes yi donc man ma rax ci dolli jóge voyage alors loolu ñaawal ma njort ma soupçonné ne xëy na maa ngi am coronavirus bi waaw ci noonu laa woote service de la ministère santé district ñoom tamit ñu envoyé équipe bu ñëw defal ma prélèvement et noonu laa xamee ne dama positif. non c'est que loolu mënul nekk c'est que ñi koy wax sax dañu xamul nombre avion bi atterrir waxuma la sax par jour wala par heure c'est-à-dire jël thermoflash bi sax gis na ministère de la santé donc boo nee ku ñëw da nga koy xool loolu amuñu moyens yi amuñu ay fajukaay yu toll noonu amuñu ay fajkat yu toll noonu. li ñu doon wax mooy ku feebar nga dem te même boo feebaree fi mu nekk nii yow boo feebaroon woo leen du yomb parce que numéro yi ñu lay jox ngay woote dafay saturé man woote naa ci 2 jours pour ma jot leen dafa metti pour nga jot kenn ensuite boo leen jotee ñoom pour ñu ñëw dinañ la enquêtaat yeneen une journée wala 2 il faut vraiment que comme man ñu xam ne kii li muy wax dëgër na pour ñu ñëw c'est vrai que nag day am ay fausses alertes yu dul jeex. mais ku ñëw rek ñu yóbbu la loolu Sénégal mënu ko amul benn dëkk bu ko mën pratiquement. yombul du tout jot leen lu metti la da ngay insister di woote waat
comme ni ñuy duggee ci ay serveur rek c'est très difficile nga jot kenn voilà te ñi ngay jot loolu tamit lu ñu war a xoolaat la ils sont pas bien préparés ah ils ne répondent pas comme il faut ni ñuy tontoo xëy na mënoon na gën a jub war nañ leen gën a tàggat ci tontu bi ak ni ngay waxee ki nga xam ne dafay yaakaar ne dafa feebar. comme feebar bi jàngoro ju bees la aussi gars yi xamuñu exactement ni ñu koy cerner peut-être loolu moo tax yenn failles ci communication bi mais sa entourage naka lañu ko dundee. bon sunu waa kër amuñu benn problème parce que damaa ñëw soupçonné am naa ko man leen man boo moytul am naa ci corona bi le plus sérieusement du monde parce que symptômes yi ma gis ak ni ñu koy waxee ak fi ma jógee je pense que am naa ko donc à partir de ce moment man maa dagg toute forme de contact ak ñoom man maa dam leen tool ak ñoom ñëw leen teewuma ak ñoom bu ñu duggee sama néeg ma wax leen fi ñuy yem ak fu ñu dul yem waa koñ bi tamit ku fa dugg ñëw bëgg ma nuyu dama la wax noo toogal man fi mu nekk nii temps yi moom man sax wóoluwuma sama bopp mais donc loolu tax na xëy na tamit ak background bi ma am Croix-Rouge xam na moo tax ñu xam ne as buy wax lii du foo donc noonu lañ ko jëlee gisuma beddi gisuma ragal gisuma tëb génnuma tamit ba jokkante ak ñoom pour xool ko daal mais man personnellement gisuma ko xam naa ne nag dina am benn téye sa bopp ak taxaw seetlu bi nga xam ni nit mën na koo comprendre ci maladie bu bees bu amul garab. te ñoom sa waa kër amuñu benn genre boddi wante boo xam ne askan wi xoole na leen que après yow bi ñu xamee ne dañ la testé positif. am na mais comme que boo dëkkee ci koñ kenn mënu la beddi mais dañuy moom laay waxee taxaw seetlu ça veut dire que niñ koy waxee kumpa la maladie am na mi ngi rey partout xamuñu ne nañ amul garab kër gi am na ku ko am te wàll bi dafa gaaw il faut nga taxaw man sax yow mii sax ku mu daloon fii xëy na suba boo waree jaar ci buntu kër googu te nga am beneen yoon boobu ngay jaari donc te yooyu ci raison yi tax may communiquer la pour ñu xam ne maladie la dañ ko war a moytu dañu war a jël toutes les précautions mais bu ñu àggee ci daw wala ber ñi mu dal maladie bi sax day àgg beneen niveau parce que man gis naa ñi nga xam ne nee nañ ñoom bu ñu ko amoon ak ni ñu leen di singler ak ni ñu koy xoolee ñoom jaral na leen ñu def lépp mais duñ ko xam te duñ leen jël si donc loolu lu jar a bàyyi xel la. est-ce que am na ci sa famille ñi nga xam ne dañ leen mettre en quarantaine gannaaw yow bu ñu la jëlee di la faj. ku ma laaloon mën nu yoog yow wala ma wax ak yow dañ ko mettre en quarantaine parce que dès le moment où dañ lay waaj a testé positif médecin bi daf lay suggérer nga xalaat sa liste contact yi parce que dañ la koy laaj donc man entre biñ ma testé may xaar résultat yi dama jël feuille blanche jéem a defaat sama yoon xool ñëpp ñi nga xam ne jonkonte na ak ñoom dafa am suivi tamit ci médecin yi ci au niveau des districts ñoom dañ lay woo di la jàppale fan nga jaaroon et cetera pour nga xool exactement fi nga jaaroon ak ñi nga jokkanteel ñooñu ñëpp da ngay bind seen numéro da ngay wax lan lañ da ngay jéem a wax seeni at après dañ leen di toppaat ñoom dañ leen di def en quarantaine bi mooy bu leen génn seen kër tànk actuellement c'est encore beaucoup plus sérieux actuellement il y a ce qu'on appelle des centres dafa am na ñuy wax ay centres de confinement fi mu nekk nii may wax ak yow Dakar am na lu mat fukki centre ak benn yi nga xam ne képp ku mus a nekk en contact avec malade dañ lay jëlee sa kër yóbbu la fa pendant 14 jours fukki fan ak ñeent nañ la fa ber donc képp ki nga xam ne jokkalante woon na ak man ber nañ la 14 jours. mais alhamdulilah sama cas yëpp a négatif am naa lu mat 100 cas contact mais ñëpp a négatif amul kenn ko positif. pardon naka la traitement bi demee. en fait déjà amul traitement ah ñëpp wax nañ la ne que feebar bi amul traitement. Traitement symptomatique liy metti la ñuy faj boobu buy metti paracétamol yaram bu tàng vitamine C sëqët bi ñu jox la sirop sëqët gril wala voilà gril en sirop wala en pastille donc loolu la leneen lu ñëw rek ñu xool nu ñu koy faje maintenant am nañ chance avant ñu fay jógee ñun ñu expérimenté chloroquine bi ñuy wax ci àdduna bi traitement la man si ñu ko njëkk a essayé laa bokk essayé naa ko 10 jours donc loolu la sinon médecin yu bëgg li ñuy def la di ko def avec xol bu yaatu bu ubbeeku donc amuñu dara lu ñu leen di wax mais traitement dëgg amul.
mais ci traitement bi moralement naka la def ci seen bopp yi ndax bu ngeen ñëwee tey da ngeen feebar mais ñi nga xam ne ñoo leen di faj dañuy sol ay masque dañuy protéger seen bopp tey distanciation boobu nga yéen ak ñi leen di faj aussi wala moralement naka la leen def en tant que malade du Covid-19. lu ragal la lu yéeme la lu dalul xel la voilà. feebar la bu bi nga xam ne dañ lay wax feebar bi amul garab wàll bi dafa gaaw lool dëkk yu bëri ñi fa faatu ay médecin la ak ay fajkat lañ donc fajkat yi jaadu na xel nangu na ñu jël seen précaution mais précaution yi ñuy jël dafa sérieux bi nga xam ne yow tamit da ngay xam ne lii du ay fo parce que yow ki lay faj ba nga wér te mosoo ko gis parce que boo ko gisee ay bëtam nga gis naa mu sol lunette même bu ñaqee bay siit du ko mën a dindi donc loolu lu yéeme la temps de contact mooy li muy laalante ak yow dañ ko war a minuter warul àgg fenn fii ah sa néeg daanaka dara du fa jóge lu fa jóge dañ koy lu fa dugg du fa génnaat papier sax ñaare buñ ci bindee ay affaire da nga ko war a photo envoyé leen ko par WhatsApp wala par truc noonu lañ koy jotee li mu sol bu wàccee lépp la ñuy lakk donc da ngay xam ne lii du ay fo lii du ay fo mooy man li ma dal lu sérieux la donc loolu da ngay boo duggee ba toog tuuti da ngay changé waat tuuti du lu ñuy tàmm waaw loo fa yàgg-yàgg man damay liggéey ci loolu damay liggéey ci EPI Croix-Rouge laa bokk xëy na suma boy dañuy tout le temps sol ay EPI mais kenn du ko tàmm surtout boo xamee ni lii dëggantaan la nekkul pour entraînement nekkul pour fo mais situation réelle la dalul xel te lu tiit loolu la. ba ñu amee Sénégal ba mu njëkkee enregistré premier décès Covid-19 jamono yooyu mën nañu supposé ne yaa ngi hôpital. naka la def ba nga déggee ne dem si yàlla Pape Diouf wàññeeku na ci même maladie bi nga xam ne yow yaa ngi tëdd est-ce que sa xel amul woon ci lu garaaw li nga xam ne dem na ko. dem da ngay tiit bu baax a baax da ngay tiit voilà da ngay tiit loolu mooy fooy yéen na en fait bi ñuy duggee da ngay tiit mais tiit bi amul fu mu àgg. ñëpp a ngi dee partout mais Sénégal kenn deewu fi comme dañu am ñaan wala dañu nekk exception wala dafa nekk dëkk bi nga xam ne dafa spécial donc yaa ngi dugg ci biir neex na hôpital bi rafet na hôpital européen la pratiquement aux normes européennes ñoo fa njëkk donc dafa amusant mais après bu ñu la waxee Pape Diouf dee na là da ngay commencer hésiter Pape Diouf c'est une personnalité mondiale président olympique de Marseille moo ñu ëpp xaalis bi muy décédé avion moo ko doon xaar ci tarmac bi pour yóbbu ko ak ay médecins donc ku la ëpp doole ëpp la xaalis ëpp la man-man bu décédé ku ñu doon yóbbu France yow jam ñaajo nga nekk là au milieu de nulle part donc da ngay tiit bu baax a baax et da ngay xam ne yow mën nga ci tegu parce que léegi dee bi jombatu la au début kenn deewul mais après ñi décédé ñoo xam la ñoo gis la. da ngay tiit bu baax ñëpp a tiit voilà. loolu am na ñu nekk foofu ak ñu nekk ci biti ñëpp a tiit mais aussi ci wàllub yéen ak ñi nga xam ne ñoo leen di faj wala ñi nga xam ne ñoo leen di toppatoo foofu ci hôpital bi gis nañ ne ci ñi feebar bien sûr gis nañ ne après am na ñu génn di ñaxtu seeni traitement yi foofu noonu condition de vie yi ñu nekkee foofu noonu. ñi plaigné wu ci ay am seen saal yi amul climatisation lekk bi baaxul loolu est-ce que dégg nga ko foofu noonu wala nan nga ñu mën a wax ci seen condition de vie foofu. man maa ngi fa woon ñi doon plaindre xam naa leen et j'accepte que ñu plaindre man ci sama wàll pour man loolu correct na li fa nekkoon correct na hôpital bu bees lañ nekk bu am li mu war a am ci matériel xëy na nag. parce que ñun ñëpp xam nañ doole Sénégal te xam nañ ne bëriwuñu ay lal donc hôpital bu ñu dugg en catastrophe am na lu dul pare maanaam am na tout est neuf mais da ngay gis ne ndox mu tàng mi doxul xam nga mais mën nañ ko survivre même bu dee sa kër am nga ndox mu tàng nga feebar dam amoon ndox mu tàng on peut dire mënoon nañ ko def et cetera. climatisation non il y avait pas climatisation centrale mais il y avait ay clim yu baax yu bees yu ëpp. lekk bi wax nañ ko man je trouve que c'était correct maintenant amoon na ay li ñuy wax dysfonctionnement ay matadi maanaam du ñëw heure buy ñëw day sedd ndax fi ñu ko doon toggee dafa sori mariste xëy na dañoo waroon def ay micro-ondes après indi nañ micro-ondes yi
xëy na barquette yi ñu ko doon def dafa xawoon nooy mooy yu plaque yu aluminium yooyu nga xam ne bu jëngatoo rek day def affaire donc il y avait quelques rectificatifs yu ñu war a def mais pour man la qualité était correcte repas yi dafa diversifié foo def ñu lay defal parfois ay hachis parmentier ay wrap c'était pour man c'était bien les conditions pour moi étaient correctes voilà. D'accord mais aussi itam bu ñu wax nga sànq ci li nga xam ne mooy état du Sénégal wala ministère bi pour joindre leen ci wàllu communication dafa difficile bu ñu jógee ci loolu naka nga gisee gestion wu pandémie bi ci gouvernement bu Sénégal ban jàngat nga ci am. bon pour man gestion bi baax na xam nañ li ñuy wax te résultats yi wane nañ ko bu ñu xoolee taux de décès Sénégal ci gën a tuuti ci àdduna bi la bokk. lu ko munti indi mënuma ci génn autorités sanitaires yi donc loolu lu ma leen di comptabiliser la ba pare di leen ciy jaajëfal wax dëgg yàlla bu dee nii la ñuy continuer dañu nekk ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ko gérer gestion bi gën a baax ci àdduna waaw maintenant comme li olof wax fas lu mu daw dañ koy làbbali am na ay parties yi nga xam ne mun nañ ko taneel bu baax a baax ni ñuy prélever nit ñi ak ni ñu leen di jëlsee luy teg njàqare askan la tey bu ñu ñëwoon yow fii nekk sa kër ñu war la fi jël si benn ambulance garée nit ñi wàcc sol ay affaires yu yéeme nit ñi di leen filmer je pense que mun nañ trouver système bi nga xam ne mooy ëpp sutura loolu moo koy ëpp discrétion mun na nekk guddi en tout cas bu ñu xalaatee mun nañ trouver ay moyens yi nga xam ne parce que loolu bu ñu tiitalul askan bi rek bu ñu dalalee seen xel rek ñi feebar di bañ a nëbbatu dañu bëri parce que gis nañ fi ñu daw loolu la ñu daw parce que bu dee yow bu ñu la jël si boobu film bi mun na dem ci internet bi nekk buzz daal di nekk viral ci réseau yi loolu kenn bëggul viral fi mu nekk nii man sax li may communiquer nii viral xëy na dama koy def pour sensibiliser mais neexuma ku doon sa sago da ngay dund ci sutura nit ñi bañ la dégg bañ la gis nga dund sa dund tranquillement avec ta famille donc am na ay côté ñu mën a améliorer ci prélèvement bi ak ci yóbbu maladie ci ñi fi gën a yàgg laa bokk defe naa presque def naa une vingtaine de jours yàgg naa fa bu baax a baax waaw. léegi lan dégg naa ci sa biir wax nga ne jox nañ la li nga xam ne mooy chloroquine bi ban moment nga sentir tan ci sa yaram ndax ci ab. man pour bu dee damay wax te yàlla tax man mënaguma natt chloroquine bi efficace na ak efficaceul maintenant borom xam-xam yi chiffres yi ñu joxe ci niveau mondial baax na mais comme bu ma koy natt bu ma waxee avant ñu joxe chloroquine Sénégal kenn deewul peut-être bu ñu ko commencé joxe dee na maanaam bu ma ko jëlee noonu du ma am. Élément de comparaison jox nañ ma chloroquine man presque 20 jours laa def am na ñu jël woon chloroquine ñu def ay une semaine ay 10 jours donc man personnellement awma élément de comparaison yi nga xam ne mun na chloroquine bi de baax na moo ma faj loolu mënu ma ko wax xëy na bu ñu ma joxaloon chloroquine bi est-ce que samay fan du fa gën a tuuti ou bien est-ce que du ma dee parce que xamuma donc yooyu je pense que médecins yi ñoom docteur Bousso ñoom docteur Seydi ñoom Raoul ñoo ma ko gën a mën a wax mais man ci sama yëg-yëg je pense que awma fu dëgër fu may taxaw pour wax loolu. ban moment nga sentir tan ci sa yaram li doon métti mu commencé wàññeeku yenn symptômes yi gisatoo ko ci sa yaram. man feebaruma maanaam tëdduma newuma laajte comme ni ñu koy waxee ci olof le 19 laa yëg symptômes yi le 20 le 21 commencé naa taxaw quoi le 21 ma ngi mel ne boo amee grippe ba jóg commencé woon naa jóg. li may wax gars yi mooy le 22 le 23 su ma amoon tool dama koy bay maanaam li ma nekk fële yëpp bu ma amoon tool dama koy bay parce que yëguma ci sama yaram feebar yëguma ne dama war a tëdd bien que doon naa am yenn saa yi ci poumon yi benn douleur bu aiguë loolu moom loolu tamit lu yéeme la lu bees mais amul benn moment bu ma tëddee kon mënuma wax kañ laa tane bi foofu moom mooy bu ñu la waxee négatif nga chaque 2 jours dañ lay tester prise de sang jël affaire yu soof yooyu ñu lay jëlee prélèvement bi loolu naqari la ay affaire la ñuy dugal sa bakkan ba ci biir dugal ko sa put neexul dara dafa soof mettiwul dafa soof. parce que gis nañ photo yi quand même genre aiguille la ñuy dugal ci bakkan gi. du aiguille coton tige la coton tige bu gudd la ñuy jël. bu ñu ko dugalee sa bakkan dafa war a ñëw ba ci fond bi ñu xoos ko donc loolu du ma ne dafa metti mais dafa soof waaw lu soof la bu ñàkkoon moo gën sa gémmiñ aussi da ngay ŋàng ñu dugal ko ba sa baat xoos ko
waaw neexul daal neexul mettiwul mais bu ko kenn ragal mais lu soof la. ba nga wëree macha allah ñibbi ci sa biir njaboot boobu itam nan nga ko defee nan nga ko dundee parce que gis nañu ne jàngoro Covid 19 nekk na jàngoro ju doy waar ndax boo ko amee ba keroog ngay wër doo gis sa njaboot. à part dégg rek téléphone mais doo leen gis contact bi du am parce que ñun Sénégal wala addit sax tàmm nga boo feebaree da nga gis say mbokk ñu wër la waxtaan ak yow di dalal sa xel mais jàngoro ji doo gis kenn ku la wër maar day taali ba ci ñàkkee sa bakkan say mbokk duñ la jege bi nga nekkee feeñee ba ñibbisi war ci sa biir jaboot ban sentiment nga am. da nga leen di gis doo leen laal mais da nga leen di gis. te sax léegi mbokk yi à part jabar ak doom daanaka man sama jabar ak sama doom nekkuñu fi donc sa mbokk ñi fi nekk laalante physique bi amul daal même bu dee proximité am na gisante bi ak WhatsApp da nga leen di gis chaque jour parce que foofu li ngay def yëpp mooy communiquer WhatsApp internet donc gise bi amoon na du comme qui dirait que temps yu yàgg ya koo gëj a gis ay années et cetera loolu moom day difficile ci jamono bi. kontaan naa lool ci gis leen kontaan naa lool ci gisaat samay grande sœur samay cousine samay neveu. xam nga surtout que dina am benn moment di nga wax ndax dinaa leen gisati parce que adduna bi bu dee américains yi ñooy deelee ak français yi ak américains yi alors Sénégal jomb la absolument donc da ngay féex dañ lay teggil yan bu diis kontaan nga bu baax gis leen daal. As Taco Seck tey wër nga yaa ngi waat ci nit ñi lan mooy sa combat. normal volontaire Croix-Rouge là depuis plus de 30 ans donc continuer samay activité la sensibiliser nit ñi actuellement comme que nit ñi dañu am xel ñaar ndax am na wala amul je pense que le fait de témoigner de wax leen bon daloon na ma te man daloon na ma effectivement que ragaloon naa dee bu baax a baax que am na ñuy dee am nañu seen cas grave loolu bëgg naa ko wax day dal ay xale fële am na ay xale yu ndaw am na ay xale de 5 ans 7 ans 12 ans duñ ko wax waaye am na ay xale donc c'est de dire aux gens que Diamniadio c'est de dire aux gens de faire très attention de li autorités yi di wax ngeen ñu topp ko parce que am na ñi nga xam ne ñooy professionnel ñoom ñoo xam li ñuy liggéey ñoom la ci seen xel gën a màcc donc dañuy def li ñuy wax rek xëy na après jàmm nañ ñooy incha allah. mais man lenn mooy sama problème lan moo tax sénégalais yi ba tey gëmuñu ne ñenn ñi ba tey gëmuñu ne jàngoro ji am na wala ba tey respecté wuñu ko niñ ko war a respecté parce que dañuy tere ay rassemblement mais gis nañ ko des fois surtout ngoon gi ay 17h dafa mel ni gars yi dañuy yàkkamti génn dajaloo balaa 20h di jot tey ñooñu ba leen doon wax ci en terme de sensibilisation lan lay doon. que lu am la et loolu moo tax may wax xam nga épidémie yëpp ci àdduna dafa am benn courbe bu muy def. ensuite dafay am première contamination yi après ñu dem ba ci yàgg cas bi généralisé wu nekk communautaire ensuite ñu am premier décès yi xam naa dañuy xaar premier décès yi yàlla bu mu am parce que bu ñu commencé woon Italie kenn doo leen wax ndax gëm ngeen ko wala gëmu leen ko Amérique Angleterre ñemewu fa taxaw ak France di leen laaj ndax gëm ngeen feebar bi parce que bu ñu la waxee en France dafa am sax ay maison de retraite yu tëj yu nit ñi dee ci biir amuñu ku leen jël ci soignants yi daw c'est que dootoo ko weddi xëy na nit ñi dañu bëgg a xaar ba sunu mag yi sunu papa yi sunu yaay yi dee pour ñu soog a yeewu et là ce serait malheureux parce que bu ñu defee li ñu war a def du ñu àgg foofu wala bu ñu fa àggee du metti mais am na fi nga xam ne bu ñu àggee ba taux d'explosion de la maladie ñëw dafa yéeme amuñu lal yu doy amuñu respirateur yu doy xam nga ñun ñiy nekk tey ci hôpital yi mënoon nañ fa ñàkk bañ a nekk parce que li ma dal ku mu dal France doo dem hôpital bu ñu la xoolee nga positif dañu toogal sa kër nga faj sa bopp ñaan yàlla dans 80% des cas day jàll mais am na ñi nga xam ne bu leen dalee avec ñu amoon ay diabète kan moo fi amul diabète Sénégal ci mag ñi kan moo fi amul tension kan moo fi amul maladie respiratoire tuxkat yëpp a ko am man dama doon tux bu yàgg ba ñëpp a ko am donc koo gis muy tux am na ko li ñuy naan ci suukar bi ñuy juddoo ba tey ñëpp a am diabète ku amul diabète am nga trace de diabète ñëpp a am tension ak xorom bi donc dëkku africain yi yàlla moo ñu suturaal mais maladie bi bu explosé dañuy dee bu baax dañuy dee yu bëri loolu nag balaa ñu fay àgg mieux vaut ñu xam ne du ay faux ñu am réflexe ñu exécuter li nga xam ne moom la ñuy sunu autorité sanitaire yi laaj jàmm nañ ñooy parce que fi mu nekk nii alhamdulilah kii mais buñ ko daful bu ñu continuer di duggante cas communautaire yi maladie yi bu duggee ci koñ yi
dina métti dina métti bu baax. ci cas communautaire yooyu gis nañu ne waxatuñu waxu cas importé mais fi mu toll nii cas communautaire yi moo ñu sonal wala moo ñu tàmbalee sonal ndax ci cas communautaire yi la ñu amee cas contact ndax instant yi yow gënoo am njàqare. bu doon cas importé rek boo tëjee avion yi tëj aéroport yi mu dox mais man sax presque cas communautaire la man xaw ma ku ma wàll man xaw ma ko. c'est pas que bu ñu la wàllee comme li may wax rek benn bouton day tàkk lampe yi tàkk mu am luy vibrer ñu ne la message ñëw na non wala virus bi dugg na corona dugg na c'est pas ça elle est silencieuse contamination bi xamoo kañ lay ñëw ak fan la donc en fait bu ñuy wax épidémie cas communautaire yi moo tax ñuy wax cas importé yi mooy bismillah rek luy jeex la c'est presque dakk na parce que amatuñu cas importé buy ñëw cas bu ñëw cas contact la wala te cas contact yi presque ñi ngi jeex mais cas communautaire mooy épidémie te moom dafa jar tiit bu ñu lay wax Louga rek dem ba 26 cas c'est dafa yéeme 26 cas bu ñu leen identifié wul à temps 26 personnes ku nekk ñaata nga mun a estimer loolu ça veut dire que dañuy toog rek Louga commencé daj donc du ay caaxaan. Astou Seck ñu ngi lay jaajëfal témoignage bi nga def ni yaakaar naa nit ñi dinañ ko dégg te lu am solo la faw askan wi yeewu laay wax aussi ci ñi ma ko sañ a wax ci li nga xam ne mooy Covid 19 bi parce que réalité la waxatuñu ne ki diw dafa feebar mais gis nañ ko ci ñàkk bakkanam gis nañ ñu ci ñàkk seen bakkan wala des milliers de personnes yoo xam ne tey ci àdduna bi tey dañ leen di fàtte ci Covid 19 boobu tey waxatuñu sax ci wàllu vie bi mais économie bi muy laal di gàllankoor liggéey yi dem beeg dikk bi tam loolu yëpp nit ñi war nañ cee mën a bàyyi xel xam ne jàngoro ji lenn rek moo ko fi mën a jëlee mooy def li nga xam ne moom la waa kër docteur santaane toog sa kër moytu li nga xam ne mooy jokkalante bi respecté li nga xam ne mooy distanciation sociale bi li ni mel bu ñu ko defee incha allah ak ndimbalu yàlla mën nañ yaakaar ne dinañu coronavirus bi dinañu abal ci Sénégal abal ñu ci àddina bi donc sa témoignage bi lu am solo la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokki internet bi Sénégal Live. merci beaucoup di leen ñaax encore ci ngeen respecté li autorité sanitaire di wax jërëjëf.